actually the card is here to help students during their school time. Now you got a clue of what the Global Cultural Exchange is, and ISIC, what the ISIC is about, which is the International Student Identification Card. So we're going to talk to Mr. Talib Bensouda, and he's going to tell us about the benefits, how you can get the ISIC card, and who is entitled to get the ISIC card. I bet I'm going to have one by the end of the show. Thank you very much. Thank you for introducing me. My name is Talib Bensouda. I am the marketing manager for Takaful Insurance. I am also the ISIC project coordinator. The ISIC is for students, full-time students over the age of 12 years old. And like Mr. Jibril Jallo mentioned, it's been issued in over 120 countries worldwide and to over 4.5 million students worldwide. Really, it's an identification card that makes it easier for students to do their full-time education. It is so they can use it on transport and different retail locations and get a discount, because as we all know, students don't earn an income. So it is unfair to have them pay the same prices as working individuals. So as GB has mentioned, and I will expand on it a little, it has been issued in the Gambia about 5 years ago. And back then, it was not, there was no local discounts available. It was just international discounts. So what the Global Cultural Exchange has done is to add local discounts. So that's how they contacted Takaful, QCell and the like, and other retail partners to make sure that students can enjoy local discounts as well. Now, the reason we're saying is for full-time students is because part-time students have part-time jobs as well. And this is a standard which is set by the international office and is to be followed by all member countries. And how students can get this card, that's another good question, is that they can get it at various locations. We made sure that outside of school, they can also get it in various businesses, which one of which is Takaful Insurance, in our Banjul office, headquarters on Dobson and Anglesey, Talinding office opposite the market, Serakunda office, and also they can get it at Timbuktu bookshop on Bakau Newtown, and Just Mere New Stationery on Bakau Newtown, as well as Kairaba Stationery on Kairaba Avenue. We're just trying to make it easy for students to acquire this card. Our team has been going for the past 2 months as well to various schools and introducing the card at assembly, at PTA level and at board level to make sure everybody's on board about what the Global Cultural Exchange is trying to do. And we have talked in assemblies and given forms and receipt books to teachers so they can issue the card. Anyways, we have Mr. Babakar Jallo here. He's going to translate whatever we've said in Mandinka and Wolof. Mr. Babakar Jallo, welcome to the show. Jërëjëf mbooloo mu tedd mu ñuy seetaan foofu si GRTS ñu del soxal leen fii si programme bi di waxtaanee li nga xam ne mooy ISIC card bi. ISIC card nag mooy International Students Identity Card. International Students Identity Card bi nag amul dara li ko tax a jóg su dul dimbale ndongo daara yi ci fànn yi nga xam ne ni daf leen di yombalal seen jàngin mu tax nag ñu ko indi nag ci réew mi mooy Global Cultural Exchange. Global Cultural Exchange ànd seeg Takaful Insurance Company ànd seeg QCell naka noonu itam gannaaw si bu nga xamee ne seet nañ njëriñ li ci biir moo tax ñu indil ko students yi. Global Cultural Exchange nag dañ dee dimbale rek ñoom it students yi si seen tukki yi maanaam bu ñu bëggee dem jàng ci yeneen réew ak yeneen yi ko mel. léegi nag ISIC card bi nii nooy def ba mun koo am rek mooy foog nga am fukki at ak ñaar te da ngay nekk tam ndongo daara ba tey pour nga mun koo am. ba tey boo gisee tam ñu gën ko indi ñun ñëpp xam nañ ne students yi seen am yaatuwut wala sax fii nii ci réew mi amut moo tax ñu indi ko pour mu leen di dimbale ci ko lemee si ay transport si seen dem ak ñëw si school si ba pare si supermarket yi si shop yi si gym yi restaurant yi ak yi ko mel daal moo tax ñu indi card bii nii ba pare comme suma naataange bi ni mu ko waxee card bi fu nga koy mën a amee rek di nga ko mën a amee si makkaani Takaful yi ñetti makkaan yi bale nekk sa Dobson and Anglesey Street ak bu nekk si Talinding ak bale tam nekk ci fële ci Serekunda ba pare mu ngeen ko am tam si Timbuktu bookshop Just You and Me ak Kairaba Stationery ba pare itam jëloon nañ waxtu ay li dem ni weer wala ay ñaari weer ci gannaaw dem di lëkkaloo school yi nga xam ne nii ñoo nekk ci comme si combo bi
dem nañ si school yu bëri dem na si ay juróom-benn fukki school waxtaan ak ñoom waxtaan ak assembly bi waxtaan ak ñeneen ñi waxtaan ak waajur yi pour rek ñu gis ne ñoom it xam nañ njëriñ bu nekk si carte bi moo tax nag ñu ñëwaat fii tam si GRTS fas yéene wax ko askan gi yëpp. Excuse me, young man. Are you a student? Yes. Do you own the ISIC? The ISIC? The International Student Identity Card. With the ISIC, you can have discounts in supermarkets, bookshops, internet cafes, and restaurants. Really? Yes, and not only that. With your ISIC, you get full accident and injury insurance coverage with Takaful Insurance Company. Plus, a QCell-free student SIM card with $50 in credit. And if you're above 18, guess what? You never have to pay full entrance at Duplex Nightclub. That's amazing. Pick up your registration form at your school library, Timbuktu, Just Me and You Stationery, Carabas Stationery, or Takaful Insurance at Banjul, Serikunda, and Telinding. Or call 357-4103 or 399-4080. The ISIC is available for any student 12 years and older. ISIC, the International Student Identity Card, your student passport to the world. Waalaikum salam. Yon ko tay natal. Narala. Ya jiata ye kurango kuntu bunti nata kala bungo saji ti nata kala saji kodo dini wal hayna ye bon kanam bungo. Iko jo. Ika kan ne ba. Nga fata ro manni ji folo ko to natal. Ye kurango kuntu ye je kuntu saji de kala judo bunti kala judo dini wal ye bay karam mon. Fa ñu gelaw ñamala. Sambalaro lo ko fo nga foy. So ñanda fa la tan. Ya fa ñawala ñama ko fo nga foy wo ñam. Mu nekk rek. Mu nekk rek. Fadem. Aga songa mu ne. Fadem man ñi la fa farale. Adi am dañu fa ñaami. Fadem ma nga fa assalamu alaykum man dum bu ko no xolo nga tar sirim ba akoy ye kurango kuntu ye je kuntu saji de kala judo nga saji men da ben na salo. Ako bunti na dal waso gani. Dini fa ye bay karam mo. Fo ñale ba Fadem ba. Ngi jëm fa fa boy. Muso na ba ko fa jol. Ifana amuga kete. Ike ni ya kuma do de nyanta min fulay. Ibuga juruma kuntu tek. Ni ya kadina ke jama ka fa. Ye bonan chaade o kono ini ni toro ina so kono fana ya jurumi ka. Ni do rafulo abuga du ngoto. Ni ya ci ba aro so de nyanta fulay. Ike barule na nata. Na ye ko ay do moro ke fa kono fa. Alesi ale kaja. Ni ma fona agura landilo ye batu ni so ku dal be kaja ale bala palo moshi. Ni ya ci ba aro di ala sa moy ate kala sangara moy du asisi ma yano. Pare kate akumoto dem pup. Amman koy de ni man kun ke ya fara fulo abuka kun